A better way to pay your UTG fees with instant proof of payment and real-time student portal update. Paying your University of the Gambia fees has never been easier or more convenient. With EcoBank, students, parents and guardians can pay UTG tuition and related fees through our secure digital banking channels such as EcoBank mobile app, EcoBank Online and EcoBank Omni Lite. Once payment is completed, instant proof of payment is generated and the UTG student portal is updated in real time, allowing students to proceed immediately with registration, course selection, and clearance without unnecessary delays, while giving parents and guardians peace of mind that payments have been successfully processed. How to pay via the EcoBank mobile app. Open the EcoBank mobile app and navigate to the home screen. Select Pay Bill, choose Pay a New Bill and select Schools from the category options. Select University of the Gambia. Select the specific product you are paying for. Enter your matriculation number and tap Continue. Validate your details. The system will display the payable amount. Press Continue to confirm the payment. An e-receipt is generated automatically as proof of payment with real-time updates on the student portal. How to pay via EcoBank Online or Omni Lite. Log in to EcoBank Online and Omni Lite using your credentials. Select the menu and choose Bill Payments. Choose Quick Bill Pay and select School from the category options. Select University of the Gambia. Select the specific product you are paying for. Enter your matriculation number and tap Continue. Validate your details. The system will display the payable amount. Press Continue to confirm the payment. An e-receipt is generated automatically as proof of payment with real-time updates on the student portal. Walk into any EcoBank branch or pay through our digital channels and enjoy instant proof of payment with real-time updates on the student portal. EcoBank, the Pan-African Bank. Santa yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay te nag doo ci yokk dara. Jar Oil Company stands tall as a trusted name in energy, keeping the Gambia moving with service stations across the country and a commitment to innovation and reliability. In Farafenni, Jar Group is reshaping our industrial landscape. The Jar Oil Cement Factory can produce up to 100,000 bags a day, reducing imports, creating jobs, and building a stronger Gambia brick by brick. And in the heart of the Central River region, Jar Farming Initiative is cultivating food security. With thousands of hectares under development and modern irrigation, Jar Farming is turning the Gambia's soil into abundance. Jar Group is more than a company. It is a vision of self-sufficiency, resilience, and progress. The Jar Group of companies, investing in industry, agriculture, and energy, building the Gambia's future today. li des nag ci programme bi dañ ko def ci olof ngir suñ mag bu baax a baax du saam de moo ñu seet si tey moom it daan na fi teewe bés bu ay bu jot waaye temps yi dafa am lum kalang waaw ñu ne soo bëggee yàppa ba kalang ñay di nga lekk ba yàppa soof dafa am projet bu mu kalang dinañ ci xuus tuuti waaye nag li tax mu toog fii mooy leeralal ñu lenn ci xew-xew yi nga xam ne ci jamono jii nii mu ngi xew Sénégal ci wàlli ñoom seen politique waaw te ñu ne lu xëyee Sénégal rek gontoo Gambia
moo waral ñuy indi ko fii tey muy honorable Baye Mass Tall jamono yi nag ECOWAS water champion la xam nga waxoon nañ leen maam ci tundi Africa léegi nag dafa am ay raaya yu ees yoo xam ne moom lañ ko rànga mu bokk ci Mahama bi. We're going to spend the next few minutes in Wolof talking about Senegal, which is going through some extraordinary times. Just a few days ago, President Bassirou Diomaye Faye dismissed his Prime Minister, Ousmane Sonko. At one point, we thought the bond was so strong, nothing would ever break it. He not just dismissed him, he dissolved the government. A dramatic rupture between two men who once campaigned as inseparable allies. At the heart of the split lies Senegal's crippling debt crisis and stalled IMF talks, but the fallout is political as well as economic, with protests erupting in Dakar and Sonko's supporters rallying behind him. But as I said, the conversation is going to be in Wolof. Suñ ko toog fii ak saapoom yu rafet yu waay seetal bi mu ñëwee ci studio bi tey Alaaji Baye Mass ñu ngi la dellu dalal ci pénc mi. jërëjëf oncle Peter kontaan trop pour dellu soir si pénc mi nomm naa ko trop. parce que pénc mi dafa am loo xam ne pénc mi rek moo ko am. ñu laa déglu ñoom religiously duñ la manqué fu ma romb dama dee du ma wax fenn sax fu ma romb ñu ne ma yow gën nañ laa dégg de. yow doo dellu sa ma ne noo baax na ak yooyu maa ngi am yeneen yi ma doxal suma penc ci bopp waaye loolu sectoral la affaire environnement waaye fii nga mun a ñëw any topic nga wax si moo tax ma ñëw kon naa trop dellu si fii. Sénégal nag mu ngi tàng fan yii nii ñu bugg a rek ñun ñi nga xam ne ñoom suñ déggee kat ne damana ndax yi ñoo dégga yi ñoo jàpp ci suñ boppa yi lu ne la am déet lu dox diggante Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko. Peter li nga wax ni ma joxe benn lébaatu olof ñu ne ñaari kuy duñ naan si benn mbalka ñoom ñaari kuy leen te loolu nag nañ dellu si history Sénégal toujours dañ di am ñaari kuy bugg a naan si mbalka Modou Dia ak Senghor di sem la woon Modou Dia nekk speaker of the house which is very powerful moom tam mu nekk powerful man Senghor nekk après mu nekk number 2 boo xam ne dëgër boo xam ne daal number 1 ba du ko óolu nga jógee foofu nga am kii Ablaye Wade ba mu jëlee Idi tan nekk ku dëgër boo xam ne waaw boobu itam mu xew nga dem fii itam Gambia fii nga jël Barrow ak Seydou Dabo mu xew lu si am nag une commune mooy da yëpp da nga am président boo xam ne amut parti number 2 ba moom parti ba dafa number 2 bi moo contrôle parlement fa ngaa indi sa loi yi yow fële nga nekk loo bëgg rek yaa ngi koy yóbbu fa nga xam ne ñooy passé loi bi te number 2 moo ko contrôle moo xewoon fii UDP contrôle ko Sénégal tan même chose Diomaye dafa bokk Pastef moom moo Sonko waaye Sonko ñëpp xam ne dañoo ne moom mooy Pastef moo ko moom moo waroon a taxaw kii sax naka Diomaye wax na ko ne man liggéeyal naa la fukki at pour nga nekk président yàlla dogalu ko yow nga def ko fukki fan ma nekk ko mu ne ko bon xamal ne maa la fa teg war na soo demee ba toog si nguur nag nit ki toujours di la wax ne maa la fa teg ba pare ña la wóor di wax naan hey yow président ne la ooyee président Diomaye président de l'état président réew mi Sonko président parti bi for the first time saa ñu adressé rek fa ñu ooyee ko président moom itam so moom mu fiil ne moo ëpp doole loolu nag waaye dañ bokkoon Sénégal waxoon naa ko sa beginning ma ne bu gaa jëlee over ma ne Gambien sax ñu bëri understanduñ la doon xew Sénégal du woon politique révolution la man dama ko compare woon ak Burkina Faso time yi Thomas Sankara ak Traoré anti système ñoom loolu leen ñoo taxaw jubanti anti système rupture ñu bokk si gëm ko léegi nag ju may nekk président toog affaire yi doxul ba mu dootee mu toog am ko ne ko ma ne fu mu nekk nag yaa ngi face réalité si biti nga nekkoon def anti système soo nekk si biir nag anti système affaire duñ dox de système bi
àdduna si dafa am nu moo doxee ñoo ko contrôle IMF World Bank France yooyu soo bëggee affaire yooyu da ngaa bàyyi sa affaire anti système de ñi nag yow leen votal su dara doxutee comme 2029 dañoo ne def loo dara léegi génn sa rhétorique révolution boobu ñëwal nag with système léegi na nga am ñaar ñu bokkoon Sonko continue si anti système kii na ñëw di génne si anti système bi nag loolu leen boole bu affaire yi du dox nag doxut Sonko di taxaw in public di wax ne affaire yi doxuñ de ñun parce que bañoo yéen Sénégal yi bañoo ut réew mi dañ leen ne soo leen ñu dugalee dañoo def lii ak lii génn si système bi léegi nag man de def naa suma wàlla bina naa yëpp jox naa ko président waaye moo ko téye so mu ngi boolee nag président bi nag ak nit ñi loo wax rek mu ne président ba last week a si mujjee xam nga ñoom every 3 months prime ministre dafa dem parlement waxa nit ñi liggéey bi waaw mu ne justice bi doxut ñu sàccoo ñu luubaloon mooy ñu accuse time mi Macky muñ leen a def dara parce que dossier yi président moo si def coom-coom xam nga loolu nga wax ko sa kaw wax dëgg na yàlla justice ministre bi itam coom-coom moom Yaasin tam ñëw wax the same thing mu ne dossier yi yëpp pare neen waaye président moo si def coom-coom xam nga bés ba foofu leen ko ooyee ne muy ji pale ñu wàccee ko wàcce bi nag bettul kenn lu ñu wax mooy kañ la bii sax moom Sonko bett na ko parce que bu ma wax loolu bu ma parlement boobu mu nekk last week noonu leen Thursday mu ngi joxe instructions à directeur général yi ne su ëllëgee na ngeen def lii nan tegi suma table ëllëg ngeen indi ko gannaaw ëllëg ngeen def lii xam nga ko xam nga ne du fa nekka du wax loolu so loolu moo tax nag séparation bi am waaye moom ñu ne daan na oote sax ñu daxa ko parce que dafa taxaw di wax ne su neexee président mu génne ma waaw temps boobu nag ñoom ñëpp ñu ngi play si may ni nit ñi xam nga di tikku wante waaw xam nga su la président génnee lu doon bëgg am mooy pour mu nekk victime soo amee victime da nga am yërmaane nit ñi président tam man du ma ko génnee de su bëggee mu génnee boppam parce que président tam bëggul ñu blame ko waaw waaye nag mu ngi doon xaar itam at the right time loo xam ne dina ko mun a téye ne lii la moo tax mu defee ko nii bu mu ko defee nii nekku ne Sénégal dañ mer ñëppa mer parce que Sonko di nga gis te Sonko before the election sa yooyu leen students si dañ ko bootoon boot boo xam ne fu mu leen ooyee rek ñu jóg lu moo def sa université ba koot ba mu doon dem dina fa jaari ci boori université bi ñu aay ko bi mu ni xeex yi parce que dafa moom lifi ñu waaye bi buñ ko wàccee Harvard University dañ doon celebrate really ñi nga xam ne moo leen amee woon dañ doon celebrate really waaw parce que itam ba mu toogee daf ne dafa wàññi seen bourse bi xam nga dafa dugga moom mu ngi si révolution bi naan antanuñ ko de scholarship si ñoo jeexee because it's true Sénégal yow student bi 100 francs pour ndéewoo 200 francs pour añ scholarship ku nekk amul ne sa baay am na amut dañ ku nekk mu ne antanuñ koo wàññi kii ni Macky Sall bourse familiale rem joxe woon mooy comme social sécurité ñëpp di am mu ne antanuñ ko génnee ba pare marché ambulants yi di jaay si biti ñàkkoon li fi noonu ñëpp mu ne loolu amatut moom mu si révolution de te parti politique la ñoo ñëpp door di wax ne ma ne affaire bi day moom ñun du woon lii leen doon ut dëkk bi di gën a métti man suma téléphone sax dama ko all 221 parce que tuba si jóg ñuy oote koo wax rek dëkk dafa métti loolu moo xew mu génn léegi nag génn bi lan mooy di impact xaaral ma njëkkaa laal ngum si yenn yi ñoo wax naan di impact Gambia am na ñu bari ñu woori woon jar naa woori nag parce que dañ nekk si digg Sénégal waaw waaye man woori ma sa beneen perspective laa ko gisee dama ne bii moom is purely internal politics la te amoon na fa dafa mus di am moom amul régime boo xam ne nekku Sénégal nga am internal politics boo xam ne dafa garaaw ñu lakk affaire yooyu yëpp waaye egsiwu fi soo dama ne lii internal la Sonko time moo dem côté ya fa xewa yooyu yëpp ñëw na fii dem ba Casamance ñu ko ut ne bul génn mu ñëw ba Sénégal bi bridge netaalu fa loolu yëpp am na fi internal la waaye ma ne suy am God forbid mu ñëw tooy crisis boo xam ne dafa indi violence
indi yeneen ñi di daw mooy itam impact si region bi itam minimal because maa ngi ko wax lu ñooy Sénégal sphere of influence dëkk bu nekk da nga am sphere of influence nga xam ne Sénégal dañ amoon influence si Africa wax mu la West Africa time yi Senghor ngay jàng agrégé fu mu taxaw ñu déglu ko muy computer Houphouët-Boigny nga jëw Abdou Diouf Senghor Sénégal dañ amoon influence all over nga ñëw ba si Macky Sall bañ na ko ba nekk chairman AU dem Ukraine war bi dem toog a Poutine daf laa jox loxo nga toogee ne leen ñu toog across the table du muy négocier pour fertiliser doole boobu leen amoon waaye after 2024 doole boobu nekkaatu fa dangar ga dafa wàññeeku because yaa ngi dem anti système ña la war a boot ñoom dañ bëgg a génne si yow dañu bëgg nga génn ñooñu ngaa xeex waaw ñooñu ngaa xeex soo doole boobu nekkaatu fa soo mënuñoo am influence boobu leen si Africa loolu tax ma ne seen dafa minimal wante ma wax naa itam ne opportunité la pour Gambia pour suñ diggante gën a ratax dafa am yoo xam ne nag kon mun nañu amee njëriñ ci lii ji nga man depuis bu ñoom Sonko toogee bina naa kit paper concept note jox ko gouvernement ma ne ko ñun dañu jàngal loo xam ne soo gisee dara loo xam ne baaxul gis fa opportunity dañ ne every threat is an opportunity it's an opportunity ñu ëpp aleel time recession leen dee invest pita maa ngay dem Dubai in 2 weeks time ñëpp ne ma loo faa uti man leen ñëppaa ngaa daw néeki fu mu nekk ya ma daan dream nga ñu ngay fay $250 per night maa nga am an apartment for 15 days for $1,000 so opportunity la so man dama dee seet opportunity léegi bu ñoom Sonko toogee ñëw si révolution bi business yi di daw investors yi dama bind kayit ma ne opportunity ngi pour ñu loolee ñu ñëw fii dama daan wax ma ne diplomatie léegi dafa change léegi du affaire wax ju neex ma sajante léegi économique diplomatie la bu nga man dama dëkk Sénégal xam fa ma ne gaa yaa ngee daw dew love to come here waaye ñu bàyyi leen ñuy dem Côte d'Ivoire ma ne suñ embassy bi loolu la government bi war a wax embassy bi liggéey bu ñu waroon a def loolee ñu ñëw fii opportunité la bii itam ji nga suñ diggante bilaa dañ dee wax rek di wax waaye suñ diggante rataxut nam rataxee woon suñ diggante ak Sénégal Gambia Sénégal waaw diggante bi rataxatut déedéet soo dee ma wax loolu président Barrow Macky Sall da ko taxaw bu baax a baax ñëpp gis nañ ko ba mu dellu si mu nekkaa Macky nag comme Macky mooy Barrow mooy Macky ñu buggante Macky mooy magam waaw mooy magam brodel la ko waaw ñu buggante yooyu lépp mu ko defal lu nekk di ko toppatoo yow xaritam la nag wana xam nga dañ ne politique et diplomatie no permanent friend ba permanent interest ba changement amee ñiit ñoom Sonko toog ñun boobu itam bi naa ko ne suñ foreign policy ak Sénégal dañ ko war a redesign we are dealing with revolutionary anti system te ñun we are pro system dañ ko war a seetaat so Sonko moom idea moon moo doon ne influence West Africa yëpp ñu génne France dégage Angleterre dégage IMF yooyu leen ñun nekkuñ si loolu so dañoo xoolee bët yooyu waaye but not only that personally moom anything Macky rek sorry ma moom akii sa number one moom Sonko waaw mooy Sonko Macky non te dafut xam na diggante Macky ak suñ président waaw xam na ko so mu ngi see bàyyi xel ñun tam defuñ move boo xam ne wane ne ok government la woon government is a continuity ak yooyu leen soo seetloo depuis long time ba balaa ñoom Macky yooyu yëpp independence Sénégal suñ soldat yi dañ daan dem maaji dëgg man dama dee observe dama dee bàyyi xel ñaari at yee demuñ maaji ma ne am na lu xew because last time buñ maaji woon maa ngi dëkk Dakar bi leen jox yóbbante ñu si ko ma ne maaji wuñ bi yoon amuloo ko indi sa yóbbante amu ko koy indi ba pare tam ma seet level of representation si independence ñaari président yi ñoo daan ñëw Ablaye Wade daf daan ñëw suba am na time dafa wàcc airport rek ñëw straight à Makati Square ñi jeexal rek mu dem the same thing Yaya Jammeh the same thing ñu toog léegi vice président di dem ñuy change to minister foreign affairs
yooyu yëpp di wàcc instead of affaire yi gën a egg léegi nag moo la ne opportunité la pour ñu lii nam tàngee ngaa kii lii su setulee suñ government foreign minister fa war a pop dem waxtaan ak ñoom ñu dëgëral laataan diggante bi yow xam nga ne bu yàggut border bi mu nga amoon ay problems ak yooyu man nga ma toujours maa ngi Sénégal problème moto maa dawal BJL problème yi ma dee am si loolu laa dëkka BJL suñ koy COKM c'est ba mu nekk moto bu es pour per ceeg yëpp soo yooyu yëpp war nañoo am bilatéral yoo xam ne yooyu ne sa opportunité la pour ñu jaga pour ñu jagaraat parce que ñu ngi ne African integration ci ñun la war a dooree ci ñun lañ ko séentoo njëkka si ñun lañ ko séentoo te ñun dañ amoon opportunité dangaa ne par ñaari dëkka suñ duggee sa suma champion for water naa si dugga ñu tam nañ dee wax ne watershed yi ñu bokk ndox fa la intégration war a bokkee te am nañ ko OMVG ñu leen am nañ ko OMVS waaw léegi nag lii xew na opportunité la waaw opportunité bi nañ study nag laay xew léegi Sonko génn na dama ne woon bu ma laata ñëw fan yii maa ngi naan man dugg naa si def ma parce que balaa maa mun a wax ma xam government bu ees bi waaye government bi si ñëw nga waaye ñu indi prime minister so nañ lifi nag si prime minister bi profile am pour seet opportunity bi waaw wax ñu comme doon du naka la Amadou Al Amin waaw xam nga la woon Lamine démba mooy Al Amin dem nañ ci naar yi ñu woon leen ne naka tudda tur bi du noonu nii la soo ku tuddoon Lamine Al Amin léegi Al Amin nga Al Amin bi wax nga de ba ma ko dee li nga wax démb dama ko dégg rek ma ne am na beneen Lamine Al Amin Al Amin nag technocrate la banque la économiste la waaye nag lu ñu bari gëstuwul mooy ne moom dafa am jaar-jaar doo ko mun a génnee si Pastef jaar-jaaram mooy lan balaa Pastef Macky Sall plan Sénégal émergence am bi loxo maa ngi si mu sa woon xam nga loolu moo doon di blueprint for economic development moom laa dee wax fii tamit ne ñun amuñ blueprint 5 year development plan leen am 5 year mun a développe dara foog nga am long term Macky loolu la amoon then ñii ñëw def agenda of vision 2050 ñëpp naan vision 2050 lii daf ñu fee fekka noonu leen dee plan yi réew kii nii moom balaa ma egg foofu sax dañ ko appoint 2024 bu gaa yi dañ ko appoint secretary general of the government moo tax secretary general of the government bu ñoom Pastef bi si boobu bu ñu defee 2050 vision bi ñu appoint ko of minister of state in charge of 2050 moom la nekk ba barke démb xaw ma moo nekk xam nga loolu mooy di te 2050 mooy di blueprint of Pastef soo génnaaguñ Pastef de gars yi dañoo ne we have Sonko without Sonko ba pare waxam ji démba mu ne duñ wàcca raay bi dañoo continuer lañ daan def projet gi Pastef bi dañ koo continuer ak vision 2050 dañ koo continuer xam nga loolu agenda Pastef la bon mu ngi sa biir de mu ne luy uteeku rek mooy méthodologie ak style mu ne loolu rek utee lu tax mu wax loolu Sonko prime ministre la su ko président waxee mu def lii mu de non nañ ko defee moom démb wax na ne man lu ma fi teg mooy ne suma président ne defal ma def su ne bàyyil ma bàyyi da mel ne moom instruction rek la fa nekkee xam nga loolu yëpp nag président yëpp a bëgg a loolu da nga bëgg a nomatu boo xam ne soo ne ko jom mi ne xaaw xaay doo bëgg a ko bari doole ak yooyu leen léegi moom mu ngi si kii boobu leen xelaat boobu leen waaw lu ñu am mooy ndax Pastef si government bi ñu dinañ si nekk am déet moo tax Peter Fona bii dañ ko def part 1 part 2 na ñëw suñu defee ministre si la ñu daa jox perspective baax na waaye wante lu ñu see mun a wax mooy ne government buy ñëw naa séntu ay ministre Pastef yoo xam ne ministre leen ñu ngi xelaat ne dinañ toog parce que
Diomaye is very strategic defut loo xam ne dafa indi enmity ak Sonko ak Pastef mu ngi woon keroog laa si waxoon na bi ne Pastef ñun ñoo ko sos ba ñoo binda propagande yëpp si laa bokk mu ngi woon ne man Pastef laa président laa soo mu ngi ko wane si government bi ni su génnee waa Pastef yëpp bu ngay wane ne xee bokkaat leen mu ngi jëm a wane ne Sonko mooy di problème dama bëgg a doxal kii waaye ñun Pastef ñooy doxal soo mu jël kii def ko prime minister ñi ngay xalaat ne ku mel ni water minister suma ministre xëj na mu toog ku mel ni finance minister xëj na mu toog waaye dina am ay extreme am na ñoo xam ne duñ parce que ñoom dañ leen sonkorisé ñoom Yacine ak ñeneen ñi dina ko ak directeur général yi xam nga yow soo nekk président yaay appoint directeur général yi président na dafa bëri doole directeur yu bëri général yu bëri ñu ngi daan fee ko about 200,000 CFA a month léegi am na ñuy am 8 millions 8 millions 200,000 waaw 8 millions waaw goodness tur yi xam nañ ko ay ñoom Pape Alé yooyu leen ñoom Dambooc soo léegi ñi gaa yi moo doon ne Sonko génn na te moo leen fa tegoon génn leen àndaa moom ñaara génn ñi leen ngi ne teg gaa nga wax ne ñu ngi ne teg de ba pare ñoo dellu si 200,000 bi de foofu la président amee doole nag mu naa ne soo bëggee doole de xam nga ne man yaa ngi am Diomaye for président Diomaye for président ku si bokk de am sa place absolutely ku dem nag fële dina interesting waaw dina interesting fan yii ñëw dina interesting ni ko waxee soo dinañ la indiwaat pour partout léegi ñu ñëw nag wax ci yow ci li nga yëngu waaw ak sa new project bi Afdaay TV xam nga xale yi xamuñ li xew xamuñ li xew Martin war naa xam ne understand nga Afdaay TV tam mu ngi YouTube léegi mu ngi YouTube am ko mu ne waaw yow ñu ne Afdaay ka ne ba ñun Afdaay la waaw suñ mère suñ paa yi demutoon school duñ daan wax xaaf ñoom Afdaay man mi sa suma dama ne Afdaay noonu la Peter loolu leen yaa ma inspire jërëjëf ji nga nit soo da nga war di gërëm lu tax ba ma doole di ñëw fii fu ma génn ñu ma laaj ne yow xanaa di nga ñëwaat di nga kii ak yooyu leen ma si tam am ku mel ni Oko Dramé ne maa ngi laa fàttaliku radio siit yow diti broadcast nga ma ne waaw man bugga naa di ko di wax affaire environnement dafa bëri waaye du ma am time bi si Peter bugga naa di ko wax xaaral ma def suma sectoral soo noonu laa kii dégg spécialiste la waaw ñun sax mun nañ cee njëriñoo léegi suñu mbiri woote ñu dem foofu noonu dal di lift material waaw that is okay it's a thematic channel in fact another thing ba ma ko start xamoo ne pour thématique naa wax lii ba ma la ko waxee nga ne ma loolu dafa baax parce que amuñ thématique channel ma ne si loolu laa yëngu gaa maa déglu nag all over the world sant yàlla ba yal na yokk rek amaguma ku mel ni yow basic non di nga fa àggi di nga fa àggi suma doom ngi China right now maa ngi ko bindal liste jox ko correct pour ma am yi nga doon xëy na sa suy génn waxtaana la maati war naa waxtaan moom parce que ñu installal ma mu jàppale la waa and all of that mag ji kontaan nañ jërëjëf waaye beneen yoon nag sooy ñëw nag indil ñu ñun tamit at least kii bi yéen a complet bu correct loolu waaw ma jolle benn jëb bu interesting léegi suma doom yi dañ ma ñoom size léegi suma benn mu ba réer ma mère suma la gisee dal seen kaw dama ko bëgg a lis xoloñ laa léegi la ñu laal ko te lis xoloñ ñu seer laa de kii ma ni ñu laal ko ku bëgg a moto laa léegi-léegi ñu kii ko ma oo leen meeting ma ne leen dafa am juróomi ñeneenti yëf du ma ko bokk ak kenn ñu ne daal lan ma ne su ma yëre bokk ma koo kenn ñu ne ma ne su ma lis koloñ bokk ma koo kenn lan ak lan su ma moto bokk ma koo kenn ñu ne ak lan ma ne ak suma jabar ñeent yooyu sori leen ko sa jabar seen yaay la waaw koto jërëjëf waay jërëjëf grateful thanks to Alhaji Baye Master. A better way to pay your UTG fees with instant proof of payment and real-time student portal update. Paying your University of the Gambia fees has never been easier or more convenient. With EcoBank, students, parents and guardians can pay UTG tuition and related fees through our secure digital banking channels such as EcoBank mobile app, EcoBank online and EcoBank Omni Lite. Once payment is completed,
instant proof of payment is generated and the UTG student portal is updated in real time, allowing students to proceed immediately with registration, course selection, and clearance without unnecessary delays, while giving parents and guardians peace of mind that payments have been successfully processed. How to pay via the EcoBank mobile app. Open the EcoBank mobile app and navigate to the home screen. Select Pay Bill, choose Pay a New Bill, and select Schools from the category options. Select University of the Gambia. Select the specific product you are paying for. Enter your matriculation number and tap Continue. Validate your details. The system will display the payable amount. Press Continue to confirm the payment. An e-receipt is generated automatically as proof of payment with real-time updates on the student portal. How to pay via EcoBank Online or OmniLite. Log in to EcoBank Online and OmniLite using your credentials. Select the menu and choose Bill Payments. Choose Quick Bill Pay and select School from the category options. Select University of the Gambia. Select the specific product you are paying for. Enter your matriculation number and tap Continue. Validate your details. The system will display the payable amount. Press Continue to confirm the payment. An e-receipt is generated automatically as proof of payment with real-time updates on the student portal. Walk into any EcoBank branch or pay through our digital channels and enjoy instant proof of payment with real-time updates on the student portal. EcoBank, the Pan-African Bank. Wave lay fay sant yàlla. looy xaar utal Wave nga scan nga fay nag doo ci yokku dara. Jar Oil Company stands tall as a trusted name in energy, keeping the Gambia moving with service stations across the country and a commitment to innovation and reliability. In Farafenni, Jar Group is reshaping our industrial landscape. The Jar Oil Cement Factory can produce up to 100,000 bags a day, reducing imports, creating jobs, and building a stronger Gambia brick by brick. And in the heart of the Central River region, Jar Farming Initiative is cultivating food security. With thousands of hectares under development and modern irrigation, Jar Farming is turning the Gambia's soil into abundance. Jar Group is more than a company. It is a vision of self-sufficiency, resilience, and progress. The Jar Group of companies, investing in industry, agriculture, and energy, building the Gambia's future today.